leen gërëm leen sant leen benn waxtu tegal na ay simili fii ci Bantamba TV bi simili ci xibaar yi dan ka doo rek tabb gi nga xamante ni ñu ngi ko doon tabb démb Barthélémy Dias ci boppu mairie bi Ndakaaru ginnaaw loolu la nag ki nga xamante ni nag moo di Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ni da doon jonganteeg Barthélémy Dias ba ñàkk moom nag teewoon na ci xew-xew woowule mi ngi rafetlu li nga xamante ni moo di anam gi nga xamante ni li nga xamante ni moo di événement bi am na ko ba noppi di woo Barthélémy Dias bu bëggee rek mission bi nga xamante ni dénk nañ ko mu daal di koy matal fokk mu liggéey ak ñi nga xamante ni ñoo di nguur gi ñu dégloo ki nga xamante ni moo di Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xamante ni moo di candidat malheureux ci maire bu Ndakaaru ci micro Amina Ngom ak Elimane Niang di wax ne ndaje bu am solo la pour installer conseillers yi ñu fal pour que ñu nekk conseiller ville de Dakar may féliciter 100 conseillers yi di leen wax ne vraiment maa ngi leen di féliciter bu baax parce que ñi ngi ñëw tey ñu installer leen ñu war a engager liggéey bu am solo may wax ne ci discours maire bi mën nañ ci retenir ñaar bu njëkk bi mooy mën nañ retenir ne Néné moom maire Dakar yëpp lay doon te loolu vraiment wax bu donc responsable la wax bu rafet la parce que boo xasee ba takk bandoo maire Dakar xalaatuloo donc parti yaay maire Dakar waa yëpp loolu noté nañ ko ci beneen élément bi ñu noté mooy que ne Néné day liggéey ak état bi te moom démembrement état la loolu yaakaar naa ne avancé bu am solo la ci conception bi ñu foogoon ne moo nekkoon conception fii ci Dakar loolu tam maa ngi ko ci encouragé bu baax parce que loolu mooy yoon bu baax bi parce que décentralisation Sénégal dafa nekk donc décentralisation boo xamante ne état bi moo décidé jox ay sañ-sañ collectivité locale ñu liggéeyal ko bon nag la ville est un démembrement de l'état du Sénégal maa ngi ko ci encouragé di wax ne ñun dëkk en tant que conseiller Benno Bokk Yaakaar installé ñu danañu participer activement ci liggéeyu ville de Dakar liggéey pour les populations de Dakar liggéey pour intérêt Dakar lépp loo xamante daf fi ñëw rek di jëriñ Dakar incha allah danañ ci jàpp parce que waa Dakar loolu lañ ñu fale bon nag maa ngi féliciter ñëpp di féliciter bien sûr les conseillers mais aussi di féliciter di encourager le maire. ki nga xamante ni nag moo di Oulimata Guiro di adjointe maire bu Mermoz Sacré-Cœur moom tamit teewoon na ca ndaje moom le li mu xam ne moo di xew-xew yi nga xamante ni amoon na démb anam gi nga xamante ni amee na ko dafa jaar yoon ba noppi nag mi ngi rafetlu li nga xamante ni moo di discours Barthélémy Dias nee na discours bu ñor la te discours responsable la nee na nag Barthélémy Dias loxo yi nga xamante ni tàllal naka nguur gi nee na loole nag bu ko nguur gi wuyoo rek askanu Ndakaaru dinañ ci gis seen bopp bu baax ñu déglu ki nga xamante ni moo di Oulimata Guiro ci micro Amina Ngom ba tey. tey jii dañ ñëw pour installer bureau bu Dakar ñu installer Barthélémy Dias mu installer ay conseillers fa tabarkàlla li ñu gis rafet na ndax gis nañ ne Barthélémy installé na ko ci jàmm ni ñuy poursuivre aussi installation yi ñi nga xam ne ñooy adjoint au maire yi tabarkàlla lépp aw na yoon lépp rafet na. déggoo nañu loolu la ñuy ñaan yàlla dañ ne yeewi askan wi kon li ñu tàmbalee dañuy ñaan yal nañ yàlla may ñu àggale ko ak seen sago. waaw xam nga Barthélémy bi muy def discours am dafa wax ne dina liggéey ak état du Sénégal yaakaar naa ne loolu moo jaadu ndax réew mi ñëpp a ko bokk état bi dañ leen fi jox dañ leen a fal pour ñu saytu askan wi mairie yi tamit ñu indi leen fi pour ñu say ko askan wi ndax ñoom ñooy les collectivités territoriales kon nag su ko defee jonction boobu dafa war a mën a am blocage waru cee am. ndax su ci blocage amee liggéey bi du mën a dem kanam ndax xëy na ñoom ñooy l'exécutif wax dëgg yàlla ñu am tamit ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy collectivités territoriales yi ndaxte ñun ñooy les députés ñun ñooy les législateurs donc su fekkente ne voté nañu suñuy budget danañ ko delloo ci askan wi dafa jaadu ñu mën a collaborer ak les communes ak les collectivités territoriales ndax ñu am gis-gis yeewi askan wi nag am nañu yaakaar ne ci ni mu ñëwee ak doole bi mu ñëwee su fekkente ne loolu yàlla dëgëral na ko sénégalais yi dinañu nokki kooku am nañ si yaakaar. waaw parité lu am solo la man moom bu ñuy wax parité damay ne man lañ ko defal man parité moo tax ma dem assemblée nationale du Sénégal. parité moo tax ma dem CEDEAO parce que acte additionnel bu CEDEAO dafa demandé ñu indi jigéen yàlla dogal PDS ñoom ñoo moomoon poste bi ñoom ñu ne du yóbbu jigéen ñu toog 2 ans kenn représenté wu leen CEDEAO ñu toog assemblée décidé jox ma ko kon parité man. lu mooy dëgëral la tey fii ma taxaw aussi dama amoon sama candidat à la candidature Barthélémy nekk candidat ma amul yéene nag wax dëgg yàlla mu nekk maire
waaye biñ ne parité dama jël samay responsabilité première adjointe au maire dama leen ne bu fekkente ne jigéen la ñuy indi kon damay taxawal sama parti ma jël poste bi kon il n'y en a pas question ma di ko delloo. Ahmed Aïdara moom it démb samp nañ ko mu doon meeru Guédiawaye bu yees waaye nag mbir moomu mu nga amee woon ci coow ba mujj ñu fal li nga woote li nga xamante ni moo di adjoint au maire yi jamono ji nag ñuy wax ak yéen mbir mi dañ koo dàq ba lëndi ngir woote li nga xamante ni moo di adjoint au maire yooyu la bu Guédiawaye moo tax nag Ahmed Aïdara mi ngi woo bépp conseil bu nga xamante ni bokk nga Yewwi Askan Wi nga ñëw teel a ñëw ca altine bi di ñëw ngir ñu mën a woote li nga xamante ni moo di adjoint au maire yooyu la ngir ñu mën ka jox li nga xamante ni moo di majorité ñu déglu nag Ahmed Aïdara ci micro suñuy ay naataangoo. mënuñoo bokk benn conseil municipal ñu def forcing ñëw toog la loi l'interdit ñu voté ci premier adjoint ba on l'a signalé ñu wax ko préfet tànqamlu ñu voté mu ne nañ compté ma ne ko vote bi baaxul parce que loi day tere lii kenn cay démissionné keneen remplacé ko mu bàyyi mu jàll ñu ñëwaat li tubaab di woowee procuration boo feebaree wala nga am ngànt da nga dem wutim këyit dem police ñu légaliser la ko nga ne man kat Mbacke Gueye mii laa bëgg man mu wooteel ma bu bis ba jotee ñu am genn soxna bu bokkaat ca ñoom lañ bind ca liste ba ak turam bokkul ñu signaleeti ko préfet moom sax amu fi woon benn doole maire présidé waaye bëgg a jekkal rek ak jox ko tam cëram en tant que autorité publique ma signalé ko te su ma neexoon dama naan doo voté mu tànqam looti waaja votel ndaw sax mu dul yoonati ñu ñëw di compter ñu ne leen compter bii du fi am ndax vote bi baaxul looloo indi coow li nous avons demandé à la police mu génnee ñëpp muy ñin comme muy ñoom balaa musiba di fi am ndax coow li commencé woon na am sàndante gurtu ndox yeeg lu ne ñu taxaw tànqamlu rakko Macky Sall bi Aliou Sall toog fee lii indi coow li ma xamal ko nag moom Aliou ne ko nit da ngay nangu ndogal ñaari ndogal a wàcc seen kaw wàccoon na ci kaw waa Guédiawaye 2014 te dañ koo nangu wàcc na bi yoon seen kaw di ngeen ko nangu te dinañ ko nangu nag parce que waa Guédiawaye dañ leen wax ne leen yéen a fi ne ñii itam dañoo bëgg ñin bëgguñ leen waaye Yewwi Askan Wi lañ bëgg. ñu wax ci li nga xamante ni moo di dem Bamba Fall ca Macky Sall loole nag askan nga xamante ni ñooy yeewu foofee ca Médina ñoom nag ay gis-gis yu wuute lañ ci am ndaxte am na ñenn ñoo xamante ne dañ ni Bamba Fall bés bu demee ci Macky Sall rek intérêt Médina moo tax mu dem fa waaye am na ñeneen ñoo xamante ni nag li ñu xam ne moo di Bamba Fall nag daf leen a war moo tax nag mu dem ca la nga xamante ni moo di Macky Sall te bés bu nga xamante ni nag daf leen ko waxoon laataa ñoo amal élection municipale yi nga xamante ni moom lañ génn ñoom duñ ko wooteel ñu déglu reportage bi. duma mës a transfert ci parti socialiste laa woon démb te ba may am 14 ans ba léegi socialiste laay deewee. sentir moom Macky Sall moo tax ànd ba ak moom. Macky Sall yaa pus la. kaddu yi nag dafa waroo ndax Bamba Fall ginnaaw bi nga ko waxee jamono ji ñuy wax ak yéen ministre conseil la ndaxte dafa nangu liggéey ki nga xamante ni moo di njiitu réew mi président Macky Sall waaye nag aale moom mi nga xamante ni ndaw la bu dëkk Médina mi nga xam ne ni Bamba Fall nag bu accepté poste boobu intérêt Médina moo ko tax a jóg. dégg nañ ay waxam moom Médina lay liggéeyal te Médina moo ko tax a jóg te am na loo xam ne nii moom sacrifice na jël nay doomu jàmbur yoo xam ne ëllëg mënul toogaat ñooñu doon xeexal ko di ko liggéeyal ñu naan ay day wàññi day dàq day lii kon moom lépp lu mu def pour ñun rek intérêt Médina moo tax mu koy def ñun moom Bamba Fall mooy suñu bët fu mu xool fa la ñuy xool nangu nañ ànd nañ si ñun ñi nekk waa këram ñun ñi moo xam ne ñun moo ñu waa te yàlla rek tax moom lañ nekkal moom moo ñuy jàppale si lu bari kon moom fu mu ñu xooloo fa la ñuy xool waaw dama waxul moom APR waxul lii moom dafa ne day liggéey te lu muy jug pour liggéey Médina la terrain bii moo koy defar Massa Tilène mi ngi koy bëgg a defar bëgg a yokk ñu ko doon jàppale ay employé Médina gën a yokk
ci geneen wàll ga nag Abdou Salam Ndiaye moom mi nga xamante ni nag mag la bu dëkk Médina yàgg fi lool mi ngi xam le ni Bamba Fall dafa war li nga xamante ni moo di askanu Médina mi nga xam le ni seen maire boobu la bu ko defoon nag laata élection yi kenn du ko wooteel. mu Bamba Fall bi man trahison laa ko jëlee dans la mesure où fa bàyyi ba waa Médina fal ko mu soog a jël voix Médina bi yëpp yóbbu fële oui te fii la toogoon ne moom jamais ou jamais grand jamais du mus a transhumé oui pour man c'est plutôt intérêt personnel que intérêt Médina ko oui. Ahmed Diop nag am na yaakaar loolu ci pal gi nga xamante ne pal nan ko seen maire bi comme ministre conseiller mi ngi xam ne ni loole nag mën naa tax ñoom ñëpp nag am xëy. ndax seen Médina amuñu dara lu dul liggéey ñu soxlul dara lu dul liggéey waaw def na lu nekk waaw ñu ànd nañ ci Bamba Fall lu mu def waaw ànd nañ ci waaw xëy na nag coow lu bëri na trop ñi ni ñuy wax ay Bamba Fall si xamoon day dem après ñu duñ ko fetal non affaire bi nekkul loolu affaire bi Bamba Fall moo bëgg a liggéey Médina dafa Médina ba xam Médina foo dem naa la si àdduna day koy dégg xam ni Médina Bamba Fall moo ko defar te Bamba Fall si loolu yor nay jublu te loolu yàlla na si yàlla si borom dimbale. ay gis-gis yu wuutee ci transhumance yi nga xamante ni Bamba Fall def na ko ndaxte am na ñenn ñoo xamante ni danoo jàpp ni lile war la ñeneen ñi nag danoo jàpp ni Bamba Fall bu defee li ni mel rek dafa bëgg Médina soqaliku bu ñu wax ci li nga xamante ni moo di njàngale bi nag ba école tijjee ba léegi dafa yëngu waaye nag ñi nga xamante ni nag ñoo di nguur gi ak jàngalekat yi suba ci samedi gi ndar na noon daje ngir waxtaane mbir moomu le ngir mën a am li nga xamante ni moo di solution ci mbir mi li nga xamante ni nag ñoo di ñongo yi daal di delluwaat ci classe yi jàngi ndaxte ñoom nee nañ sonn nañ loolu waaye ñi nga xamante ni nag ñoo di jàngalekat yi nee nañ am nañ yaakaar ni ëllëg nguur gi dana deltu ginnaaw ngir ñu mën a dellu ci waat ñoom it ci classe yi daal di jàngal li nga xamante ni ñoo di ndongo yi ñu déglu ki nga xamante ni moo di Mame Marème Ngom min ciy def lu jàngat. niki suba la nguur gi ak kuréel bi ëmb enseignant yi tànn ngir waxtaanaat lu mën a saafara jafe-jafe yu l'école bi di jànkoonteel guddi yi ñu toll enseignant yi nag woote woon nañ niki démb ab conférence de presse kii di secrétaire général national bu sud nag mi ngi duut ay baaraamu tuumaal kii di nguur gi rek di wax ni rek mbir mi bu demee ba tollu fii ñoom la mi ngi fàttali sax ni njiitub réew mi moo dem ba nangu ni jot na ngir ñu saytuwaat lu mën a saafara mbir mi fiñ toll nii nag nguur gi bëgg na defaraat système bi ci kaw yokku indemnité yi ñu war a jox ñii di jàngalekat yi Amadou Diaw ne nag jàpp na ni loolu ñu teg lu am solo la waaye taxul mu doy ci bëtub naataangoom yu ci bëri moom nag teg na ay proposition ngir jubboo mën a gën a am seen liggéey it gën a neex lu ci mel ni yokkuteeg seenub salaire te di leen fay ci waxtoom ak jox leen ay dëkkuwaay yu mucc ayib. jërëjëf soxna Mame Marème Ngom yegg si nañ ci xibaar yi biti réew dañ kaa door réewu Mali ginnaaw bi nga xamante ni nag seen njiit réew di Emmanuel Macron moom nag dafa wax takk der yi nga xamante ni ñoo fa nekkoon ci réew Mali di xeex jihadis yi ñu daal di fay jóge daal di dellu dem fa nga xamante ni moo di Niger daal di wéyandi li nga xamante ni moo di seenub liggéey bu ñu fa jógee nag dañ dem ba fa nga xamante ni nag moo di réew Ukraine ndax tey ci suba ay bombardement dafa am ba ñu bëri ñàkk ci seen bakkan ñu déglu soxna seen fay munu defal lépp jàngat ci mbir moomu le xibaaru bitim réew yi dañ koy dooree ca Mali réewum France nag dinañ jël seeni ñooñ ca territoire Mali googee fi wak ñeent jàpp juróom benn weer kii di seen njiitu réew di Emmanuel Macron moo ko xamle ni ki démb gannaaw bu seen makkaan yi nekk ci Gao Menaka ak Kossi tëjee ñoom militaire yooyee duñu ñibbi seen dëkk waaye dinañ yeggali seen liggéey ca dëkk bi di Niger dogal googee neexul benn yoon ñii di askan bi fay yeewoo ndax nee nañ déggewuñu dogal boobee ci seen lamiñu njiitu réew ak nu mu mënti demee France ak Europe dañuy des ci Sahel ñu jeexale ko ci réewum Ukraine ay sox lañu nemmeeku niki tey ji ci Ukraine ca penkum réew ma lu ëpp ñeent fukki obus tiré nañ ko ci diiru fanweeru simili ak juróom mu nekk ay cong yi nga xamante ni gëj nañ ko fa gis ñeenti at a ngi nii
jërëjëf soxna Sene Faye yegg si nañ ci xibaar tàggat yaram dañ kaa door rek Ligue 1 fukkeelu bëccëg bi moom nag dañ kaa amal affiche phare bi ci diggante Jaraaf la ak Guédiawaye FC bu ñu fa jógee nag dañ wax si mondial basket ci wàllu góor ñi liste bi nag dañ ko fësal bu ñu fa jógee tamit dañ wax ci li nga xamante ne nag moo di Ligue Europa ki ñu ko nafaral nag di soxna Nogay Mbaye. tàggat yaram yi dañ koy door rek Ligue 1 ak fukkeeli bis bi door ndegee ni ëllëg ci samedi gi yemook fukki fan ak juróom-ñeent ci weerum février atum 2022 daanaka nag jogante ya bari na waaye ba ca gën a fës bokk na ci Jaraaf mi nara dalal Guédiawaye FC fële ca stade Iba Mar Diop ñu mën a jàpp ni nag équipe bu Pape Sidé Dia daanaka moo nekk ndàdde ca classement ya ak fukki poñ ak juróom gannaaw ba mu ñàkkee diggéem ak AS Pikine ci jamono jooje nag équipe bu Souleymane Diallo bi nag ma nga ca deuxième place ba ñeel yooyu le classement wax itam ci wàllum basketball fi mu ne nii benn ayubés képp moo des ngir ñu ubbi ñaareelu fenêtre ñu jàpp ko fukki fan ak juróom jàpp fukki fan ak juróom ñaar ci weeru février gi ñu nekk ca Dakar Arena loole nag ñeel qualification ca mondial basket bi ñeel góor ñi ñu jàpp ko ci atum 2023 ci loolee nag fédération sénégalaise bu basketball dina amal ab janook taskatu xibaar yi tey ji ci àjjuma ji bu ñeenti waxtu ci ngoon jotee ca seen siège ba kii di sélectionneur national adjoint bi nag di Mamadou Papi Gueye dina daal di porox noonu ci boobu lay daje ngir fësal liste basketteur yi nar a bokk ca yooyu lay jongante jaxale xibaar yi tàggat yaram yeeg Europa League bi huitième de finale ya ndege ni démb la woon Barça ak Napoli dañoo téem bokku nekk dugal sa morom benn bal naka noo nekk Leipzig ak Real Sociedad daal di témbo itam ku nekk dugal sa morom ñaari bal. jërëjëf soxna Nogay Mbaye élément bi rek moo ndar képp li nga xamante ni moo di xibaar digg bëccëg yi ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu gi di jaajëfal équipe rédactionnelle ak équipe technique bi nga xamante ne ñoo jàpp ci xibaar bi mu yemb ñu leen di gërëm di leen sant di leen jox dig daje ba beneen yoon.